alors maa ngi ak docteur Boubacar Signaté di urgentiste ca SOS médecin docteur maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa ngi lay fay. docteur ñu ngi dund loolu ñuy dippee crise sanitaire mondiale inédite jamono jii ñu toll. bu ñu waroon expliquer crise sanitaire mondiale naka lañ koy waxee ci wolof. waaw crise sanitaire mondiale mooy feebar boo xam ni dafa law adduna bi yëpp amul benn réew boo xam ni mucc na ci wala dina ci mucc. donc presque continent yëpp parce que 5 continents la ñu am ak dëkk yi yu ko pays yu ko composé crise sanitaire mondiale mooy loo xam ni lu law la loo xam ni mun na nekk lu grave loo xam ni aduna bi yëpp la wër te mu concerné wérgu yaramu nit ñi. ok docteur nañu gis ne crise sanitaire mondiale boobee li ko indi mooy loolu ñu dippee pandémie coronavirus coronavirus boobee wër àdduna bi yëpp jamono ji lan moo waral contamination virus boobee ñu dippee coronavirus mel ni lu gaaw lool. waaw en fait contamination bi li tax mu gaaw moo tax mooy nit bu nekk bu yemoon rek kenn feebar wàllu ko kenn. du lawee noonu wante kenn bu feebaree ñaar wala ñetti nit la koy wàll bu nekkee ci biti la bu nekkee ci biir hôpital bi la kenn ku ñuy faj te mu am doomu jàngoro ji mun na wàll fukk nit ak ñeent ci ñu koy faj te ñu wër ko. ensuite lu ñu war a xam aussi mooy feebar bi doomu jàngoro ji bu nekkee sa yaram mun na fa des xëy na ñetti ay bis ci ñetti ay bis yooyu. du mun a continuer di dund noonu soit day dee ci sa yaram wala mu jàll ci keneen donc bu jàllee ci keneen aussi dina fa defaat ñetti ay bés donc si ñetti ay bés yooyu mun nga wàll ñi la wër donc loolu moo tax muy law noonu nag di dem parce que si ku mu munte nekk rek nekk fa ñetti ay bés te nga mun a wàll ñaar wala ñetti nit wala fukki nit ak ñeent ñu lay faj. dinañ comprendre facilement lu tax muy law noonu di gaaw di def. Docteur, moi j'ai envie de poser quand même la question comment est-ce qu'on en est arrivé là maanaam naka la ñu def ba virus bu ni mel daal di dugg ci nit ñi wër àdduna. waaw li ko waral bëri na lu njëkk bi mooy déjà ci début bi ni mu tàmbalee ak niñ ko xëy na peut-être sous-estimé au départ. ak liñ ko xamul bu baax ni muy fonctionner naka lay wàllee nit ñi donc loolu avant ñu koy comprendre fekk nekk na contaminé na ñu bëri déjà avant ñu koy comprendre avant sax ñuy xam fan la jógee ndax ci mala la wala yooyu déjà on a perdu un peu de temps pour comprendre loolu. ensuite deuxième chose bi mooy mesure yi tax ñi wàllante bi di wàññeeku nit ñi li ñu seetlu mooy duñ ko gaaw a respecté. parce que dañuy defe ni ay mesures yu simple bañ a nuyu nit wala bañ a nekk ak nit bañ a nekk en groupe wala di saafonte nit ñi loolu ay mesures yu simple la ay mesures barrières la loolu moo tax nit ñi di ko ñàkkal fayda ci lu bëri li tax muy law noonu loolu ci la bokk. leneen aussi li tax muy law c'est que amul li koy faj amuñu garab amuñu vaccin donc lii mun a tax muy wàññeeku mooy prévention bi mooy. nit ñi mu bañ koo wàll ñi feebar bañ koo wàll ñeneen yi mais pour loolu il faut que transmission bi ñu dakkal ko mu bañ a jóge ci kenn dem ci ñeneen yi. en résumé bon am na yeneen cause mais en résumé li gën a tax muy law loolu ci la bokk. loolu ci la bokk risque de saturation la ñuy wax jamono ji nga xam ne mu ngi law ci àdduna bi yëpp au niveau des services sanitaires est-ce que mën nañ on peut craindre pour ce risque-là de saturation bu ñu xamee ne plus ñuy dem en tout cas ci yeneen dëkk ci àdduna bi plus muy tasaaroo plus ñuy gis ay nit yu feebar donc forcément service sanitaire yi dañuy soxla bu baax a baax ay jumtukaay risque boobu lay am na wala amul. waaw risque boobu am na parce que lii yenn saay aussi ñuy xëy na ñàkkal feebar bi solo bay naan par exemple téeméer bu nekk benn nit wala ñaari nit ñoo ci ñàkk seen bakkan loolu c'est vrai loolu dëgg la mais problème bi mooy téeméer boo jël ñaar fukki yi juróom ñetti fukki yi ñoom ci ay signe simple lay yem sëqët baat buy metti yaram buy tàng
wala ngay sëqat ci lay yem ci ñetti fukki wante ñaar fukki yu des yi ñooñu ñooy def ay forme grave te forme grave yooyu dañuy nécessiter ay moyens ñu lay réanimer et tout ça donc day yokk liggéeyu service réanimation bi téeméer boo jël dina ci yokk juróom wala fukk ak juróom loo xam ni day occuper ay lal te du ay lal yoo xam ni da koy occuper rek ñetti fan et puis mu jeex donc day bouchonner réanimation yi te bëriwuñu ay jumtukaay pour ñooñu donc loolu mooy déjà première partie boo xam ni day faj bi day jafe ensuite deuxième chose bi sànq waxoon naa la kenn ku feebare ci ñi koy faj di ko wër parfois day wàll fukki nit ak ñeent te service hospitalier yi seen personnel bëriwul donte su bëree tamit boo ci wàññee service bu nekk nga wàññi ci fukk wala fukk ak ñeent ñi faj nit ñi liy des du bari ensuite lii tax aussi muy saturer service sanitaire yi mooy ñiy feebar dañuy bëri ba pare dañuy exsendoo ñiy egsi dañuy bari donc bu ñu baree day tax ñeneen ñuy feebar ci ginnaaw par exemple ñu amee diabète wala ñu amee hypertension wala ñu def accident de la circulation wala ñu def ay problème cardiaque ñooñu bu ñu egsee dañuy fekk service bi bouchonné nañ donc ce qui fait que crise bi day gën a saturer service sanitaire yi day gën a occuper fajkat yi ba pare mun na wàll fajkat yi aussi donc loolu mooy expliquer crise sanitaire bi crise boo ko déggee mooy loo xam ni lu càmp la ba pare bëreendoo exsendoo en même temps ce qui fait que sa capacité yi dañuy déborder à un moment doo mën a atteindre ñëpp loolu mooy expliquer saturation suñu service sanitaire yi docteur est-ce que feebar bi am na possibilité ñu anticiper ko maanaam est-ce que maanaam ci wàllu santé am nañ jumtukaay yoo xam ne par exemple balaa ñuy sentir ne nit ki ci li ñu wax ne noonu la feebar bi di feeñee ci moom est-ce que am na possibilité anticiper yooyee ba nga xam ne du agsi fenn fii. waaw benn moyen bu gën a efficace bu ñu am pour anticiper ci lépp mooy d'abord set individuellement ku nekk set ci sa yaram sa loxo yi set parce que ni ñuy wàllante mooy su ma sëqatee wala ma tisolé liy génn sama gémmiñ dina dem ba 1 mètre wala 1,50 m donc ñi ma wër su fekkee am naa doomu jàngoro ji dama leen koy wàll ou bien su fekkee sëqat naa wala may wax mu tak sama loxo ma jox sama loxo keneen dama koy jox doomu jàngoro ji donc bu ko nooyee moom it da koy am ou bien sama loxo yi tax ak doomu jàngoro ji ma teg ko fenn mu tak foofu keneen ñëw laal ko noonu la feebar bi di lawe donc mooy anticiper feebar bi ci li gën a efficace mooy bañ a joxante loxo bañ a am contact bañ a nekk en groupe ñu jegante trop ci béréb yoo xam ni lu ndaw la ensuite ñu nekk fa nit ñu bari ou bien ñu nekk fa ci diir bu yàgg loolu mooy moyen de prévention bu gën a efficace bu ñu éviter loolu rek moom moo gën a efficace deuxième chose bi aussi mooy ñoo xam ni yëg nañ ni am nañ doomu jàngoro ji mais doomu jàngoro ji aussi boo ko amee wala balaa nga koy am dafa am ay mandarga yu ma wax sànq mooy sëqët bi baat buy metti tout loolu il faut nga boole ci tukki boo xam ni jóge nga foo xam ni doomu jàngoro ji mi ngi koy circuler te motul fukki fan ak ñeent ou bien kenn ku la jege motul fukki fan ak ñeent ñu testé ko moom mu am doomu jàngoro ji donc loolu boo ko yégee rek da ngay éviter wàll ñeneen yi donc fi nga nekk foofu ngay des nga toog foofu nga woote ci numéro d'urgence yi numéro vert bi bu ministère de la santé mooy 800 00 50 50 ou bien nga woo 15 15 bu SAMU national comme ça ñoom dinañ la gindi dinañ la wax lan nga war a def ak naka nga war a def mais déjà boo yégee loolu rek yow da nga war a beru fi nga nekk sa famille nga bañ a am trop contact ak sa desitu famille bi laata ngay woote loolu mooy moyen yoo xam ne mun nañ ko utiliser ay moyens yu simple mais ñoo gën a efficace pour anticiper feebar bi beneen ni ñuy anticiper aussi bon mais boobu ci wàllu fajkat yi la mooy ñoo xam ni dañu am doomu jàngoro ji te ñu isolé ñu jël leen ber leen rapidement balaa ñuy contaminer ñeneen yi loolu mooy moyen de prévention yu gën a efficace
gis nañ ne d'ailleurs en tant qu'urgentiste am na liggéey bu am solo boo ci jot a liggéey te yaa ngi ci boobee ba léegi yow ak say naataango ñu ngi leen ciy sant d'ailleurs di leen ci gërëm bu baax a baax waaye prise en charge bu fekkee ne dafa tardif maanaam bu fekkee ne patient bi par exemple dafa yéex a ñëw est-ce que dina yomb ci yéen ci liggéey bi ngeen mën koo faj na mu waree. waaw prise en charge bi ñaari fànn la mooy sànq waxoon naa la téeméer boo jël. juróom-ñetti fukki ñoom duñu grave di feebar bi du weesu sëqët baat buy metti yaram buy tàng bopp buy metti wala yaram buy metti du weesu loolu juróom-ñetti fukki yooyu noonu loolu presque amul faj donc li ñu leen di jox mooy suñu sëqatee ñu jox leen garab pour sëqat suñu yaram bi di metti ñu jox leen fièvre bu amee ñu wàccee fièvre bi d'ailleurs damay profité pour wàccee fièvre wala métti bopp bi il faut que ñu éviter jël ay anti-inflammatoire donc paracétamol kese doy na ou bien ngeen woo seen médecin traitant ou bien ngeen woo si numéro yi comme ça nit ñi wax leen ban garab ngeen war a jël maintenant beneen fànn ci faj bi mooy cas yoo xam ni dañuy aggravé wu mais cas yoo xam ni aussi dañuy aggravé wu dañuy attirer attention aussi ci nit ñoo xam ni seen yaram dafa jagadi wala seen at dafa bëri maanaam mag ñi ak ñoo xam ni dañu am yeneen feebar comme ay diabétique wala ay hypertendu wala ay asthmatique ñooñu seetlu nañ ni ñoom ñooy gën a faral di def forme yu grave yooyu donc ñooñu aussi war nañ woo seen médecin traitant yi seen diabétologue waxtaan ak ñoom wax leen lan la ñu war a def maintenant bu ñu eggsee ci biir hôpital bi nag hôpital bi dañuy am procédure faj dañuy trier xool ci centre de traitement yi mooy par exemple maladie infectieuse bu nekk Fann ak centre de santé bu nekk Touba fu mu nekk nii ñooñu dañuy am ay site d'isolement et de prise en charge mais léegi nag li ñu war a def lu càmp loo xam ne am na solo trop mooy préparer ñoo xam ni xëy na dinañ def forme yu grave yi mais loolu nag ça relève de la réanimation et tout ça donc suñu collègues yi ñu ngi préparé wu pour loolu donc loolu peut-être moo ñu nar a sonal tuuti bu fekkee am na mais dañuy ñaan yàlla mu bañ a agsi foofu docteur peut-être laaj bu mujj mooy autorités yi dañoo jël ay mesures yu am doole ngir a xeex virus boobee ndax mesures yi nga xam ne autorités yi jël nañ ko jamono ji mesures yu efficace la ak buñ ci waroon a yokk it lan lañ ci war a yokk. waaw mesures yi ay mesures yu efficace la d'ailleurs soignants yi ak médecins yu bëri ñoo ko doon laaj surtout par rapport ak yenn vol yi egsi Dakar parce que mais nag étape par étape la c'est-à-dire doo jékki-jékki rek jël ay mesures comme ça da ngay xool étape par étape naka la doomu jàngoro ji di lawee ak say jumtuwaay yi nu ñu toll ak yan objectif nga am pour def prise en charge bi comme dañu seetlu ni ci lu bari li ñuy gis ci feebar bi ci ñu amee doomu jàngoro ji bitim réew la ñuy jóge te fi ñuy jóge mu ngi fay law lu bari donc c'est normal que ñu essayer ralentir flux boo xam ni mooy egsi donc loolu moo expliqué ñu tëj frontières yi ci vol direct yi loolu lu baax la loolu la ñu war a def ensuite il faut que ñu continuer ci sensibilisation bi surtout dina am benn moment nag peut-être autorités yi aussi dinañ jël yeneen mesures par rapport ak regroupement yi ak circulation yi mais xëy na excès guñu ci stade boobu mais defe naa ni suñu excès ci stade boobu dinañ jël mesures yu mel noonu aussi mooy mesure de confinement yu ñuy gis tere nit ñi ñuy circuler ñuy regrouper ñuy nekk ci bërëb nekk ci bërëb yu xat wala ñu bari foofu loolu mooy mesure yoo xam ni jël nañ ko te lu mat a jël la aussi yeneen mesure aussi yu ñuy jël mooy préparer personnel de santé bi formation bi commencé nañ ko déjà par rapport ak ñoo xam ni ils ont pas l'habitude di gérer ay urgence wala di gérer ay afflux massif ci benn service mais loolu formation bi commencé na aussi sensibiliser nit ñi je pense que au fur et à mesure équipement yi aussi defe naa mi ngi egsi au fur et à mesure maintenant loolu yëpp nag c'est par rapport ak prévention bi naka lay doxee ak nit ñi ni ñuy respecter consignes yu ministère di joxe ak yu nguur gi di joxe ak yu médecins yi di joxe il faut que nit ñi ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax loolu mooy tax ñuy ñëw wala feebar bi ñu muy dal du bareendoo wala ñu muy dal aussi du gaaw te loolu mooy may temps
structure de soins yi ñu mun a absorber ndànk-ndànk parce que bu ñuy ñëw benn par benn wala ñaar par ñaar dina faciliter liggéey mais buñ jékkee di ñëwandoo en même temps loolu nag mooy indi jafe-jafe yi loolu moo am ci yeneen dëkk yi ak jafe-jafe yu ñu am mooy afflux bi dafay gaaw et puis ñëpp même chose bi la ñuy am bu doon c'est différent là ce sera plus facile mais ñëpp même chose bi la ñuy am donc même jumtukaay yi la ñuy utiliser donc rapidement stock yi dañuy wàññeeku moyens aussi dañuy wàññeeku personnel bi aussi dañuy déborder. xanaa lii des rek docteur mooy kon ñu ñaan suñu borom am ay solution mais comme ni nga ko waxee def naa saa su ne di répéter consigne d'hygiène yi population yi également da ciy am solo bu baax a baax bu ko defee ñu bañ a àgg fenn fi ndax mën nañ fa bañ a àgg bu fekkee ne respecté nañ li nga xam ne ñoom ñooy autorités yi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu wér-gu-yaram li ñuy joxe ci mesure d'hygiène ak yooyee ñu def ci la war daal defe naa dina ci baax lool. exactement ñëpp def li ci war la consigne mesure d'hygiène yi set gi éviter contamination bi contact yi respecter consignes yi scrupuleusement loolu rek moo ñu ci mun a génne loolu mooy tax ñu mun a jàll cap boo xam ni lor gi du am wala bu amee tamit du bari donc loolu moom cet bi lavage main bi raxas loxo yi tout le temps éviter contact yi ak regroupement yi respecter consignes loolu mooy message yu simple yoo xam ni waruñu ko ñàkkal fayda donte ay mesures yu simple la mais ay mesures yu indispensable la te loolu rek parce que doomu jàngoro yi amul faj donc prévention rek mooy war a tax ñu mën a gérer crise. Bien sûr en espérant que duñu àgg fii par exemple benn dëkk bu mel ni France ak si tey bu ko defee loolu it beneen dañuy àgg ci beneen niveau te ñaanuñu fa yàlla àgg fa ñun Sénégal parce que bu boobaa dina doon lu métti lool ci population yi. exactement loolu daal la ñuy ñaan ñëpp respecter consignes yi. exactement mais docteur maa ngi lay sant bu baax di la gërëm. ma fàttali ne maa ngi lay sant yow it may ñu occasion di wax ak population bi di leen expliquer di leen ñaax aussi. jërëjëf docteur Boubacar Signaté urgentiste nekk ca SOS médecin ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. jërëjëf merci beaucoup.